ngeen ànd ba tey mbokk yi ak seen émission Yeewu Leen ak TFM ñu yegsi ci pàcc bi ñu jagleel wàllu gént gi waaye laata muy firi gént ak càmbar damay dalal sama jigéen Madeleine Diaw Mado maa ngi lay nuyu. waaw Hadj Assane maa ngi lay fay di nuyu kii di tonton Aziz ak vieux mi ma dendal rawatina nag téléspectateurs yi ñuy safoo di seetaan saa su ne xanaa di am njort bu rafet ni rek. que reportage yi ñu leen di indil ñu ngi ciy gis seen bopp. à travers la TFM. bi di seetu askan wi. lu wér ndax écho yi ñu ci am macha allah rafet nañ sa liggéey Mado ci kanam tuuti ñu ñëw ak yow ci wàllu décoration intérieure ñu daal di dalal nag yaa Oustaz Abdou Karim Ba di ko ziar mook njabootam yëpp tey li muy waxtaanee ak yéen mbokk yi mooy gént solu toilette solu jekk macha allah nekk ci kër gu taar wala it fu safaanu ay baraag ak yeneen ana lan lay firi càmbar ko Oustaz Abdou Karim Ba. nga gént solo ba jekk solo ba rafet wala nga nekk ci néeg bu rafet wala nga tabax néeg bu kër gu rafet ñetti mbir nga yi ban baaxu ci solo ba rafet naqar la solo ba jekkit naqar la nekk néeg bu rafet bu neex a gis lool bu moxtaare lool naqar la jafe-jafe lay jur waaye waxataa soo tawee ba jékki-jékki gis kër goo xam ne da nga ko tabax mu rafet lool dara manqué wu ci li ci war a am yëpp nga def ko ci baaxul xat-xat lay jur jafe-jafe lay jur yu addi ila mashakil wa mataib wa mashakil la tuaddu wala tuhsa fi xayaatil insaan du lu gën baaxul amaa nag safaanu loola dañ koy indi këru baraak bu woyof yiw la xeewal la ci dundug doomu aadama béréb boo xam ne boo fay dugg sax da ngay naan fii néeguma fi sax toog ngir tilimaay ba ak xat-xat ya ca nekk ak yooyu kooku mooy yiw bu bari gént sol ay sagar ci gént yoo xam ne yi rafetul neexul a gis moo ëpp yiw fuuf di sol lu rafet lu ñëpp mën a gis ñu bàyyi xel loolu waaye lu ci nekk it am na yoon woo xam ne boo ko ci jaaree yàlla dina la ci defal ndimbal wan la it fooy war a jaar ak ban sarax nga ci war a def ba yàlla def ci yiw sell yàlla ñu ko yàlla defal bi jaahi sayyidul wujud. yaa Oustaz Abdou Karim Ba ñu koy gërëm mbokk yi daal di dalal soxna Mado lan nga indil mbokk yi tey maa ngi xool décoration intérieure kër yi defar gi ci biir kër yi. voilà tonton comme la dernière fois dama leen indiloon li di wàllu cuuraay waaye comme ni ñu koy waxee rek defaru du sol lu rafet kese. ndax sol lu rafet baax na xeeñ lu neex baax na waaye defar aussi sa dëkkuwaay rawatina loolu tamit baax na ndax ku la mën a seet si mun ci gis boppam wala moom bu génnee sax moom xolam dina mën a sedd ndax ki ma seeti woon macha allah këram yanj na. tax na ma demoon seeti ñaari soxna ku ci nekk indil ñu ci wàllu décoration ak meuble yi nga xamante ne moo xew ci jamono ñu àndandoo xool bu ñu ñëwaatee gën ci waxtaan. I've asked about you and they told me things but my mind didn't change it. I still feel the same. What's a life with no fun? defaru sol lu rafet baax na loolu waaye fonk sa dëkkuwaay ci la bokk. décoration d'intérieur bokk na ci liy joxe joie de vivre. asalaamaaleykum waa Yeewu Leen maa ngi leen di nuyu doon leen présenter suñu affaire yu nice yi pour kër di leen wan ne affaire yemul rek ci solu ci yaram rek mais kër yi sax dañ koy defar. intérieur mooy li nga xam ne mooy base lépp ndax nit ki intérieur am mooy léppam. ci loolu bëri na ay fem yu bees soxal nouveauté yi jëm ci seen décoration. canapé yu rafet yi ànd ak njëgënaay yeeg estrage yi ak lii ma toog nii fauteuil bii nga xamante ni comme ne forme nen la nga xam ne amagul fenn lu bees la ak seen dàll talon bi nga xamante ne dàll talon bi xew ñu indi leen ko ci fauteuil. kii di Ndeye Naar limel nañu différents types de décoration yi am. papier peint mooy li nga xam ne day nëbb fissure di nëbb aussi peinture yi nga xam ne day xolleeku ndax xorom bi nekk ci suuf si donc boo ko xasee ba taf mooy mën nga ko garder ay 20 ans doo ko dindi. xam nga dañuy wax jigéen biir kër jigéen bu nekkee ci biir këram dafa war bu toogee ci biir këram du am envie génn ci biti. man loolu moo tax ma bëgg décoration bi may def ndaxte bu dee am nga sa kër lépp li la neex doo génn ci biti boo seetloo léegi jigéen ñi taxawaalootuñu noonu parce que dañu bëgg seen intérieur koo ci gis rek mi ngi jéem di defar lekk bu neex
mook décoration parce que am na ñoo xam ne avant gëmuñu woon ay décoration man décoration dama ko bëgg parce que même bu ma deful dara di xool sama kër muy rafet loolu jaral na ma lu nekk. You hate being alone when you ain't the only one. You hate the fact that you bought the dream. Jigéen saa yoo xëyee war nga changer dara tey bu teyee mën nga ko déplacer bu ëllëgee mën nga yóbbu fële defaraat mu rafet ba dee am na ñu am moyen am na ñoo xam ne amuñu moyen pour am lal mais lal am na noo xam ne boo ko lalee ci suuf ba defar ko ku dugg ci danaan ëskay. kon yéen soxna yi décoration yi li ci bees bare na dem leen defi seen choix ngir yokk taaru seen dëkkuwaay. waaw tonton comme ni ko Ndeye Naar waxee rek di leen di remercier moom ak Mbayang mais décoration dafa am solo vraiment li nga xamante ne moo di biir kër te comme aussi jamono dafa léegi boo ko bëggee jënd siwo yi jafe na loolu ba nga xamante ne léegi indil nañu ay papier peint yi cherul dara di nga ko mën a taf ci mur te comme ni mu ko waxee dina yàgg du laaj chaque mois wala chaque année nga changer li nga xamante ne peinture am na comme bu nawet bi jógee ñu bare dañuy am problème bu nawet bi passé dañuy jënd ay peinture di defaraat mais papier peint boo ko xasee ba am taf ko doo sonn te rawatina nag dindi bi dafa yomb parce que boo ci jëlee li nga xamante ne moo di ndox diw ko ci tuuti rek facilement li nga xamante ne mooy li nga ko woon di papier peint day yomb dindi. lu ñuy gën a dund Mado Dakar mooy ñàkk espace ak ab xataay. ñoom ni ñuy décorer dinañu may par exemple. malgré sunu xataay appartement ak nu mu mën a toll. nga yëg ci sa bopp. voilà exactement ñoom déjà sax base bi nga xamante ne ñoom nañuy demee mooy balaa ñuy ñëw rek di décorer kër jàmbur il faut que ñu ñëw xool d'abord sa kër nu mu bindoo par rapport ak ni sa kër bindoo bu fekkee yaatu na wala xat na ñu xool parce que loolu yëpp dafa am solo. par rapport ak couleur yi ngay choisir. bu fekkee da nga jël ci benn appartement boo xamante ne dafa xat ñi ngi ci taamu ay couleurs yoo xamante ne dafa vive nga xamante ne daf lay may lumière ba boo ko décorer kër gi dina mun a yaatu bu baax. donc vraiment loolu la daal. am na solo laaj bi may faral di indi rek mooy njëg li yu ni mel yomb na am yombul am. yomb na bu baax tonton macha allah parce que comme ni ma la waxee peinture yi léegi boo ko bëggee jënd siwo bëgguma gaa si kër ñi nga xamante ne dañuy jaay peinture. mais nga jënd benn papier rouleau peint wala ñaar je pense que pratiquement bu dee sa néeg lëmb mun nga ko ci def donc vraiment les prix sont très accessibles. donc vraiment man daal li may def mooy damay ñaax jigéen ñi parce que dëkkuwaay dafa am solo. nit di nga sañ sa génn ñu foone macha allah te bu ñu duggee sa kër da ngay rus. kon damay sas daal li nga xamante ne moo di jéeg-jéeg wala soxna si ñuy tàmm di defal li nga xamante ne seen dëkkuwaay ndax neex na sa borom kër wala sa àllaaji bu xewlee. invité ay moromam boo taajee cuuraay neex na nga togg bu neexit neex na ba dee mais daal li ci dàqati mooy bu ñu duggee ci environnement bi yanj ba nga xamante ne dinañ am joie de vivre ci biir kër gi. loolu la olof di wax Mado bañ ko def catum ginaar am na ñoo xam bu ñu la rombee macha allah waaye mu nga. waaw boo duggee seen biir rek xaw a jaaxle. Aziz dégg naa sax nga commenté tuuti xale bi mu toogee ci fauteuil bi ni mu wëndeeloo noonu mais boobu duñ ko développé dama lay bàyyi rek nga indi sa xalaat ci décoration intérieure. waaw ci laaj yow wax rek leen nii li ma ci gën a neex mooy ndëstën. ndëstën dafa amoon booba bu njëkk loolu amoon na buñ ko defee dañ naan diw amul alal wala nangam te léegi gis na ni ndëstën buñ ko indee ak décoration bi Mado wax ak cuuraay li mu indi woon keroog bu ko ci boolee day nekk décor boobu bu neex a neex voilà ma foog ni ndëstën am na ci solo waaw ndëstën am na ci solo te et puis am na ñenn ñoo xamante ne biñ leen ko doon laaj dañ doon wax ni bu fekkee da ngay tëdd tëraayu suuf képp koo xamante ne daf lay jéem a liggéey il paraît ne nañ du la jàpp mais nag laajteew ma ñi ma jot a laaj ñoo ma wax mais daal en tout cas am na solo trop Mado Abdou Aziz moom bëggul li ak am fit tonton Kej macha allah gis naa ko sax sànq mu joxe ay technique mbiru gawe saaf bi deseen indi moom daal borom xam-xam la macha allah. jërëjëf Mado bu fi newuloon dañ koy fent moom Aziz programme bi nag dina xaw a ëlbatiku tuuti ndax sunu gan gi dafa mel ni moom it cuuraay laa ko jàpp bu mu biddanti Cheikh Mbow bu ko si dem fi léegi mu ñëw dañuy ànd ak yéenekaay bu noppiwul kon c'est pas sérieux moom noppi na ndax ñoom ay jinne lañu fi la ñuy fanaan tonton Adé si la muñal. No comment. Toute la journée, il va pleuvoir. On a beaucoup de l'eau qui va tomber. Il faut bien cultiver la terre. L'eau en abondance. L'eau en abondance. Merci. À demain.
tey sax fii laay taxaw def li may def. camarade bu ngeen ma falee journaux yi yëpp dama koy def benn bu jëndee benn rek am ci yëpp. waaw ak dégloo yow balancel fee ñu def ba Samba wax ci mu gaaw waay. waaw waay bay bës ah bon